di wax ni maa ngi sant yàlla di julli si yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey bu ñu fi ñëwee fii ndey si Thiès fii ñëw fii fekk fi suñu ay ndaw yi Sénégal yëpp ñëw daje Thiès ñëw fii pour phase nationale yi nga xam ne lu am solo la si suñu doxalini réew et donc suñu doxalini jeunesse donc dafa am solo tey ñu ñëw fi tey ñëw nemmeeku ak ndaw yooyu seet si leen rawatina nag mu am ay ndawi Casamance ndawi Ziguinchor yoo xamante ni ñi ngi fi ñëw fii moo tax ñu ñëw seet si leen nemmeeku leen xool naka la ñu toogee nan luy seen toogwaay moo tax ñu ñëw fi ñoom ñeent muy Perpignan de Sindian ñëw fi ak suñu rak Ansoumana Sané ñëw fi tam ak ñëw seet si ASC Janki ñëw seet si ASC Périssac ak ASC Yamatogne boo xamante ni au-delà du fait que équipe Casamance la dafa nekk équipe yi sama koñ Ziguinchor donc loolu moo tax ñu ñëw fii te ñoom ñoo nekk équipe yi bu jël ndam bi daaw gi ñoom ñoo jëloon ndam bi donc ñoom ndam bi ñoom ñoo ko yor donc moo tax ñu ñëw ñu encouragé loon pour que ndam bi ñu téye si ndam bi bu baax ñu delloo si waat ko Casamance delloo si waat ko Ziguinchor delloo si waat ko Bukot foofu ñëpp kontaan si donc loolu moo fi doon tey suñu tànk tey ñëw. dëgg la ñoom lu ñuy wax rek mooy lu may wax toujours ma ne man bu may dugg si biir politique dama ne ni Ziguinchor Casamance dafa am ay ndaw yoo xam ne suñu éducation ak suñu pas-pas suñu dogu mën nañu may lu nekk mais loolu lu ko des mooy organiser am yoon am vision moo tax yoonu président de la république boobu ñu ne dañ koy topp pour que ñu mën a yegg fu ñu yegg moo tax ma ne ñoom tey suñu amee ambition boobu ñun lu ñu mën mooy liggéey si ak ñoom ba ambition boobu mën a taxaw te gëm naa ni dina taxaw suñu yàlla ànd. tey jii mais dafa mel ni Ziguinchor Ousmane Sonko mooy borom. non Ziguinchor naka la Ousmane Sonko nekkee borom benn élection la gagné depuis les 10 dernières années Ousmane Sonko nekk na fi élection législative candidat Ziguinchor 2017 ñu dóor ko fa man maa nekkoon président comité électoral 2017 ma dóor ko fa ñoom ak Balde yëpp ma dóor leen ñoom ñaari yëpp ils étaient candidats à député ñu dóor leen ñu ñëw 2019 moomu gagné loolu c'est la vie politique mais 2022 bii xaw ma 23 janvier bii ñoom xam nañu ni lu tax ñu ne il faut que Ousmane Sonko nekk candidat maire de Ziguinchor parce que xam nañu ni Ousmane Sonko rek moo mën a am ay chance xeex sa ak ñun mais keneen mënu fa taxaw parce que Casamance Ziguinchor man si élection présidentielle yi mais ñëw nañu sama ay ndaw koñ ñëw nañu ñu ne ñun de fii de dinañu voter Ousmane Sonko parce que suñu mbokk la loolu wax nañ ma ko mën nañu yow ñun ñoo bokk koñ bu dee yow la woon dañoo doon voter mais comme suñu mbokk moo fi nekk dinañ ko voter tu crois que ñooñu dinañ ma gis ma taxaw man Doudou Ka candidat ñuy voter Ousmane Sonko te loolu du benn du ñaar parce que élection locale ku ñu gis la ñu xam booy ndaw yi booy yu fi nekk nii dinañ dem ñu dem voter Ousmane Sonko anamu mënu fi ñëw lu ko fi tere ñëw seet si booy lan moo ko fi tere dara terewu ko donc ku nekk élection locale booy dañuy nekk population dañuy nekk ak ku leen nekkal ku nekk ak ñoom kuy dund ak ñoom parce que loolu non amul benn transfert d'électeur lu ma leen wax lu ma waxoon sànq rek laay waxaat transfert électeur lu may wax déjà ma commencé si Ousmane Sonko moom moo njëkk a transféré votom Dakar bu dem Ziguinchor parce que pourquoi mu def ko dafa gëm ni que moom doomu Ziguinchor la war na ñëw xeex Ziguinchor mais Ousmane Sonko su ko defee mais sama mag mën na ko def man sama mag sama taawu papa man nga xam ne Ziguinchor la juddoo màggee Ziguinchor yaroo Ziguinchor ba nekk pharmacien ñëw sëy fii Dakar mais suñu gisee seen rak ñu ne ñoom léegi dañuy ñëw transférer seen vote dem foofu noonu ak ñeneen comme Ousmane Sonko nu mu ko defee mais loolu lu si am problème dara amu si problème et te suñu constitution bi daf ko permettre mu ne ku mu neex mën nga voter foo dëkk wala foo cosaanee wala foo xam ne foofu nga neex foofu ma la neex. mbir bu bees laa leen waxoon ma ne leen FONGIP FONSIS yooyu yëpp depuis 2000 bu ma joxee langay
octobre daaw loolu dafa ànd ku toog benn bërëb pendant 7 ans sooy joxe lenge xanaa kay dinañu xool foofu loo fa doon doxalee noo doon doxee su baaxee ñu wax ko su baaxulee ñu joxe recommandation lëndal ko loolu lay institution di doxee dama leen di fàttali que FONGIP bu ñu ma koy jox kayit la woon amuloon FONGIP sa Sénégal ñu jox ma ko décret rek laa amoon ma taxawal ko ba incha allah yàlla may ma si mu taxawee nii ba ñëpp di ko coow donc su ma defee 7 ans ma def ko mais loolu état mooy doxee noonu donc loolu doxalin boobu depuis octobre gis nga de mi ngi am depuis octobre soo leen xoolee waxoon nañ ko si mooy weer yële buñ fay nekk ñu ne FONGIP à l'IGE mën na ay 10 mois tey kii bëgg a jënd journaliste am rek ñu ne ko mais temps yi dur ko moo am buzz tuuti donc soo bëggee am sa jaay sa journal il faut nga cabaxal ko dara mu dem xool loo xam ne kii mu ñëw cabaxal ko mais loolu man soo nekkee politique da nga koy d'accord da nga siy normal soo nekkee homme public da ngay nangu ñuy saytu looy doxalee entreprise publique yi da nga koy nangu loolu da nga koy nangu non déggul ma la wax ma ne da nga koy nangu dafa mel ni jour bu ñu lay jox décret bi nga nangu ko ñëw toog sa place jël ko jour boobu nga war a nangu ñu ñëw caytu la donc loolu dafa ànd ak loolu. kenn mënul mii mais Aliou Sarr moom temps yi am ngeen problème. ban problème mais muy ban problème man déjà dew ma États-Unis dama toog fii di continuer di liggéey si sama aéroport si liggéey si projet yu ma président de la République sant wax naa leen président de la République dafa ne suñu dëkk bi dafa war a nekk première comment dirais-je hub aérien si sous-région bi ñuy koy kujjee ak yeneen dëkk. président bi wóolu ma man si sama parcours si sama sama jàng sama xam-xam mu ne ma bëgg naa li dox man dinaa tal di xuloo ak di ŋaayoo di def leneen parce que te 15 projets yooyu wax naa si Thiès am solo bu baax ñu war fi tabax école aviation civile war fi tabax centre de maintenance aéronautique war fi liggéey yu bëri yu dul jeex tabaxaat yeneen aéroport yi tey nii maa ngi koy wax sànq ma ne Cap Skirring ñaari at pratiquement amul saison touristique te ñëpp xam nañu ni loolu la ñëpp di dundee bu may ñëw maa ngi président mi ngi ma dënk ADS en juillet 1er juillet laa ñëw ADS le 15 septembre bi travaux yi commencé xanaa kay wax leen ma kay ñaanal leen ma jaajëf loolu pare ku ñu jox ñaari weer nga tàmbale loo xam ne ay aari at ngi taxaw léegi loolu nag ñu bëgg a man détourner si loolu di ma wax ay caaxaan ay kii dafa xuloo ak kii ma ne leen man kenn mënu ma boole ak ministre de la République parce que man yàlla dafa def ba nga xam ne sama baay man haut fonctionnaire la dans l' administration mooy mu taataan ma si administration jëwriñ mënoo xuloo ak sa jëwriñ directeur général mënoo xuloo ak sa jëwriñ looy xuloo ak sa jëwriñ loo si xuloo yaa ngi yor sa dëggal ma ne déjà sama éducation mayu ma ko sama xami administration mayu ma ko ba pare lu ma ko mayul mooy moom ministre bi sama mag la man te beneen lu ñu bokk loo xam ne du ñu mës a xuloo man deretu joolaa moo fi nekk moom deretu séeréer mës ngeen gis séeréer ak joolaa buy xëccoo dara mës ngeen ko gis man deretu joolaa laa am deretu joolaa moom mu am deretu séeréer man ma ne am deretu pël ak deretu joolaa moom mu nekk deretu séeréer donc man ak moom dara mënuñu boole donc du ay kii moo ñu boole donc lu ñuy def mooy que xam na lu ñu président bi dënk moo nekk loo xam ne Sénégal yëpp dañ si war a jàpp moom nag dënk muy moom muy man dënk boobu ku nekk bëggul bañ a ruus si kanamu président de la République donc loolu moo tax ñuy pousse su ma waree kii sa mu puusaat mu ne ma non bul bàyyi taxawal defal donc loolu c'est le fonctionnement normal des administrations donc ma leen di wax ni loolu man musuma si wax tey laa am occasion wax si te tey laa si mujjee wax y a pas de problème y a rien du tout jërëjëf macha allah.